daanaka lu duuf ci nag yëpp xajul ci cin wi ñu ngi ciy jéggalu nag ci loolu liñ ci nit yi liñ ci interpellé bari na lool ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission ñuy wéyal nag ni kiy démb leen doon waxtaanee jëm ci ki nga xam ne moom moo di Dip ak itam rakkam ji nga xam ne moo di Cap démb defoon vidéo bu émouvante boo xam ne daanaka ñëpp jooy nañu ci waaye laataa ñuy sóobu ci waxtaan bi niki noonu vidéo bi damay nuyu ñi ma bokkal plateau bi Ndiaga maa ngi lay nuyu. maa ngi lay xëy Mantoulaye ni ma koy waxee saa su nekk di am mbégte di bokk ak yow émission bi di nuyu Soxna Absa di nuyu tamit Pa Ousmane Gueye di ko ziar bu baax borom gin gi neew waaye di ziar tamit Cheikh Naama Aydara ibnu Cheikh Abdoul Aziz Aydara ca jàmm gën Thiès di nuyu bu baax a baax Serigne Ousmane Mbacke Gaynde Fatma di ko ziar bu baax a baax di nuyu say Diouf ñu naan ko kolos soppe la ci émission bi macha allah di nuyu Assane Diop tamit nekk fii ci West Foire di ko ziar bu baax a baax fàttewuñu Noha nekk ca Colobane di ko ziar bu baax a baax. ñu bàyyi Pa Ousmane mu nuyoo moom it. waaw di la ziar baax soxna Mantoulaye wax na moon nañ la macha allah li nga sol rafet na trop. merci beaucoup laa ko bëggee de. Pa Ousmane damay disquette démb bi njëkk non moo baax disquette disquette nga léegi damay xool journal bi damay xool journal bi soog a solo. waaw journal manto defee tubaab rek man naa def tubaab ànd ak moom. di nga daan nag lu bëri ndax man damay def ba pare simmeeku. li ci ëpp damay def photo bi ma may. mais li ci ëpp nag Ndiaga damay def ba pare damay simmeeku. man nga maa ko man nga maa. damay naxaate rek veste bu rafet. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup. fi mu toll nii de maa ngi samay 12 xaw ma. yaa ngi 12. 14 wàññi naa at ci daal. macha allah noonu la rafet na trop borom kos bi de macha allah. macha allah noonu la macha allah noonu la. jërëjëf li nga ma tàmbali ba tamit sol sama kii yu baax mooy bëri yooyu noonu. waaw baax na non non relax nag on est jeune émission bi dañ koy relaxal rek parce que wax dëgg yàlla ay jeune lañu. ñëw nag def émission bi yëfu xale la jël relève bi ci mag ñi. Adja ak sa ñuy sol yii ñoom. waaw ñoom Adja moom. waaw ñoom non Adja sax dama koy dugal ci yii. am na chemisier. ñoo bëgg émission bi ku nekk gis ci sa bopp. jeex na mën na sëkk kon. comme présentatrice bi moom xale la. téléspectateurs yi ñu ngi leen di déggalu bu baax a baax comme présentatrice bi nag dañoo jël benn xale teg ko fi. faw na yii yenn saa yi mu ci am ñu ngi leen di jéggalu. ay jën lay sol ay jën yu baax ay bur yu baax. non non baax de. Ousmane daw na de. Ousmane daw na de. booy la wax dëgg yàlla 16 ans yi xam naa matagul xam naa. waaw daanaka ci nga toll de. décembre lay mat. sama yaay moom mi ngi ci xam naa 23 ans yi. waaw xale bu ndaw la moo tax mu simple ko nii rek. musóor ko musóor yu rafet yi. macha allah ziar ko baax suñu sëriñ Alaaji Mor Kanji gin ginnaaw Alaaji Maam Baba Sarr suñu sëriñ Mouhamed Niass foofa ci kawal di ko ziar suñu papa ma xarit am passoir di ziar Adja Soda Dieng foofu ci Touba duñ ko fàtte mukk waaye di dem ba ca ngaay mexe ngaay di jaale suñu papa Cheikh Fall papa moo gaañu suñu maam Xaban Fall di ko jaale di jaale waa ngaay yëpp suñu papa Xaban moom gaañu ca Thiès di papa suñu Cheikh Fall foofu ca ngaay mexe nga man di sama lépp ngaay la ay maraakis ngaay laay sol masala papa Wade jaay ko du maraakis foofu ca ngaay di ko ziar ak dëkk boo xam ne masha Allah mu daal nañuy consommer céréale locale daal ay daal ngaay yëpp yu rafet nag ñu waaye fàttewuñu nag suñu nijaay Abdou Khadir Camara moom tamit tantam moo nelaw foofu ca Patte d'Oie Abdou Khadir Camara borom gi ngi neew di ko ziar bu baax yàlla xaare ko àjjana di jeexale ci nuyoo bi nag soxna Maam Marema Mbacke sama jigéen la ku baax la mooy doomu sëñ Alaaji Fàllu Mbacke nag doomu Xaasi Mbacke la mais bu ñu ne Alaaji Fàllu doon na sëkk ndax Alaaji Fàllu Mbacke moo sañ ci dindi di def di dindi kuréel mu gindi teg la ci yoon bi macha allah daawul dox di yor sec lu ñëw mu foog teg di xaar lu jot nag mu def ci réew mi fàlloo balancé yàllaa ko pesé jikkoom du changé ni góor a mbay mi kon saaf suñ fàlloo nga mantu dafa mos a toog waa ji ñëw ne ko fàllu dama laa bëgg ba lu ma ci góor a gar ko fàllu ne ko doo góob doo gar tafoo tool lii laax macha allah laax bu saf suukar nag macha allah di ziar kon Maam Marema Mbacke ak waa gi ñëw ñëpp ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waa gi ñëw ñëpp ak lay fay macha allah ñu daal mairie ba maa la cay jàppale waaw xam nga allié de taille nag moom ñëpp dañuy ñëw militaire ñëpp dañuy ñëw jàppale allié de taille nag nga am moom macha allah ñu ngi lay nuyu bu baax Pa Ousmane Maam Thierno Ngom borom nawlante ca géej na di ko ziar bu baax a baax ñu dalal Adja Absa waaw Mantou di leen fay di nuyu sama doom ji sama taaw bu góor bi di ko wax ne ko nii mu def baax na Mantoulaye ni nga def baax na yaa nga nekk xale terewul am xel mu rafet wallaay nii nga def baax na macha allah jaajëf yaay waaw yow sama yaay bopp waaw gis nga ñëpp may seen yaay Fandiaga nuyu naa la fay naa la bu baax a baax di nuyu Sénégal yëpp nag di def na ma daan def rek commencé ko ci sama yaay di ko nuyu Mbañ Diop Mbacco maa ngi lay nuyu di jël nuyoo bi teg ko sa loxo ni la séddaleel ma ko di wax nag tey dafa am sama rakk boo xamante ni dafay def anniversaire am muy Amitine Amitine fële ca Wàqinaan Nimzaat
sage-femme d'état boo xamante ni tubaar fakal la ku mu laal nga wér. macha allah sama rakk ji maa ngi lay wax happy birthday di la nuyu di nuyu sa yaay Aïssatou Ndiogu di ko nuyu bu baax a baax a baax du ma dem nag te nuyu ma waa Thiès. nga man Pa Ousmane. Thiès moom foog ma la benn dëkk ñaari gaar. démb nag waa Thiès dañ maa woo ndeysaan ci émission bi. dañoo baax nag waaw dama leen nuyu di nuyu Alimatou Dieng di nuyu Aminata Diallo. ña nga ci Thiès di nuyu nag sama bàjjen maa ngi koy nuyu bu baax bàjjen Adama Dieng di jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo di la wax nga nuyul ma nag waa ma famille d'abord yëpp képp kuy njegeen di leen wax nag dañoo am bis bu rëy di leen ci woo. ñuy ñëw mantu yéen ay invité d'honneur yi incha allah. tànk bala muy taaru incha allah ren moom xam naa ne di ngeen yokk taar bi. incha allah waaw dañoo am tànk bu rëy bu ñuy def Thiès. le 21 décembre. lañ koy def incha allah. kon ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp di woo xeetu. Mor Massamba Diéry Dieng yëpp di leen wax ay ca leen ci bis balaa 21 may ma ñaareel Thiès rek. di nga ko am incha allah balaa 21 ma am ñaareel Thiès rek. di nga ko am neex naa ñaareel la nag Thiès bu Thiès jotee mu péage bi ngay jaar sama lépp Thiès la sama lépp Thiès la di nuyu ñëpp di nuyu nag sama doom joo xamante ni du ma ko fàtte muy sama taawu xol di ko wax yannikat yi ma ngi ci Genève yaa ngi fii ci sama xol fii laa la def maa ngi lay nuyu bu baax macha allah man foo ma def man mi ngi lay fay mi ngi lay fay bu baax a baax di nuyu ñëpp waa baax yaay création marché Gueule Tapée ñoom Baye Mbaye Ibrahima ñoom Ahmed Ibrahima sama waa jooju nag maa ngi lay nuyu nag di la beral nuyoo tey nag yow laay beral nuyoo bi du ma ko beral Baye wax dëgg yàlla dañu may defal yu rafet macha allah saa bu ma fa demee boole ko waxtaan gi kaf gi ak sourire bi heure bi boo demee ñu ngi yokk télé ba marché Gueule Tapée ba nekk ca Cambérène day riir fi mu toll nii ndax marché ba ñëpp ay déglu waxtaane ko fu mu toll nii di ko seetaan ndax ñoom kon waa baax yaay création xale yu am jom ngeen maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Mama Fall sama xarit bi ñu dugg ci thème bi Xaadim Seck itam yokk na télém de Xaadim Sénégal Couture ci yëmbal Xaadim Sénégal Couture ñu ngi lay ñu toog fii lay xam naa ne lenn saay sax dina bëri tudd bi waaye nag mënut a ñàkk ndax gars yi dañ ñoo safoo bëgguñu lool moom moo koy waral yenn saay kon nag dañuy daal di dugg ci li nga xam ne moom moo di thème bi ñu seetaanaat vidéo bu cab bi di xale bu am jom xale boo xam ne dafa bëgg rek mbir mi leer ci faatu bakkan jëm ci sërëm bi ñu teewluwaat vidéo bi wax leen ni tey dina am ci wàllu juridique bi ay aspect yuñ ci bëgg leeral ànd ci kanam tuuti ak ki nga xam ni te moom moo yor li nga xam ni moom moo di cœur de justice ñoom ñoo ko jàppale ci dossier bi ba ñu duggaat ko tribunal ci kanam tuuti dinañ jokkoo ak kenn ci moom di Jean Pierre waaye laataa loolu ñu sànnaat vidéo bi dégtal leen ko ngeen amaat ci ab aperçu ñu daal di ñëwaat incha allah. dellusiwaat rek di naqarlu encore une fois meurtre sama sœur bi mu ngi tudd Dib Niang defoon na ci benn émission test le 9 octobre bi passé sama sœur bi ñu ngi ko rey dans la nuit du 23 au 24 mars 2016 ci benn village bi ñuy wax Teeru-Ngaay meurtre bi nag bi mu amee jëkkër ji bi mu xëyee dafa woo suma frère mu ne ko sa sœur dafa décédé mu ne ko waaw mu toog 5 minutes plus tard mu rappelé ko ne ko sa sœur bi kat nelaw na waaye bu benn góor ñëw yebal leen rek jigéen ñi yéen góor ñu ngeen toog parce que man ak samay bokk danañ mën a toog tool ci des sama frère bi mu ne ko loolu nu mu demee mu ne ko parce que dafa xaru sama frère aussi mu insisté ne ko buñ ko suul te ñëwul ñu jóg préparé wu dem mais avant ñu yegg si gendarmerie jiitu na leen fi na ñoom bi ñu yegg see fekk nañ deret bi bëri na ci enclos bi bopp baa ngi toj mu ngi naaj ci sans arrêt bi gendarmerie yegg see bi ñu leen laajee grand frère am moo tontu mu ne dañ koo fekk mu takk buum ci baatam di lang ñu ne leen est-ce que bi muy lang yàq na fekk ngeen mu yàq tubayam bi yéreem bu mu ñëwee mu ne leen tontuwul ñu laaj leen ci ban branche la takkoon buum bi ñu leen wone branche bi ñoom bi ñu jëlee benn poids boo xam ne ça doit avoir le même poids que sama sœur bi ñu def ko ci branche bi dafa dama daanu ci suuf déjà la contradiction commence te bopp bi aussi day naaj gendarmerie jëlee leen foofu jël sama sœur boore ko ak sama grand frère Ousmane ñu dem defi des analyses médicaux ñu def ay tests et tout léegi bi ñu ko yóbboo mu defi ay tests médicaux ci constat de décès bi médecin bi li mu wax mot par mot mooy elle est décédée à la suite d'une hémorragie cérébrale parce qu'il y avait une large ouverture du crâne fronto-pariétal donc boo xoolee bopp bi moo ubbeeku ci kanam nàcc bu metti foofu la doxee nelaw loolu yaakaar naa cordon bu ñu takk ci buum mënu koo def
déjà contradiction bi commencé déjà te le médecin c'est quelqu'un de l'extérieur qui n'a rien à gagner sur le fait qu'on accuse quelqu'un d'un meurtre ou pas. Il ne fait que son travail puis ça s'arrête là puis il a trouvé une hémorragie du crâne donc mënul nekk ne sama sœur dafa xaruwul ñu jógee foofu ñoom ñu yóbbu leen Guinguinéo arrêt 2 jours plus tard ñu yóbbu leen à la MAC de Kaolack bi ma ko yëgee sama yaay sax moo ma ko wax boobu laa jóg a engagé avocat maître Assane Dioma Ndiaye mi nga xam ne moo yore dossier bi actuellement avec les informations qu'on a mais le problème moo que ne 3 ans plus tard dañoo toog ba dégg dans la rue que ne libéré nañ leen sans aucun jugement qui a été fait ni rien bi ma woowee sama avocat laaj ko moom def ne ma dañ ne ko moom amul aucune notification maa ngi yëg ne génn nañ le 22 juin 2019 bi passé mais en réalité ñoom ñu ngi génn au mois de mai cela veut dire que am na presque 1 mois ou plus avant ma koy yëg comme si c'était pas assez moom bi ñu ko libéré nee na il n'a fait que tuer sa femme il n'a aucun compte à rendre à un être humain ça c'est dérangeant et il faut le vivre pour le savoir c'est pas quelque chose qu'on peut s'imaginer cette douleur là ça fait mal et comme si c'était pas assez l'entourage semble apprécier le geste parce que su ma waxee ak samay mbokk ñu ne noppal parce que nee nañ dañ cee def garab boo xamante ni ku ci wax du la jig du coup kenn ci sama ay mbokk nangootul participer ci information bi ñoom ñëpp ñu arrière toog naan dañ cee def garab boo xam ne ku ci wax doo ko fekkee da ngay dee ma des mel na man kese moo xamante ni maay def la lutte à distance la seul pouvoir bi ma am tey jii mooy compter sur mes avocats sur l'appui du peuple sénégalais et surtout les autorités qui nous regardent aujourd'hui bi ma waxee ak ñoom ñu ne ma nañ bàyyi noonu ma toog seetaan leen seen opinion la ma considéré ne man mën naa dem defal sama bopp sama lutte toog di leen seetaan mais seen argument yi ñu utiliser c'est encore plus terrible parce que nee nañ man damay sëy ak seen doomu ndey donc awma droit di dem di xeex seen doomu ndey parce que dafa rey sama mag ñu ëlbatiku ne ma moom ki mu rey jabaram la donc cela veut dire que quand tu tues ta femme y a rien qui doit arriver ñu ëlbatiku ne ma dafa jur ak moom ay doom fukki doom mais fukki doom yooyu mu jur est-ce qu'ils n'ont pas le droit am seen yaay mu nekk seen wet ñu di ko nekk ak ñoom di leen gunge leen ba yàlla ñëwal boppam mais moom mooy tànnal boppam kañ la seen yaay di dund ak kañ la seen yaay di dee ëlbatiku génn il n'a aucun compte à rendre à un être humain ñu bëgg naan c'est une histoire de famille nañ ko jéem a gérer entre nous on ne gère rien c'est la loi qui va gérer et man je ne vais pas laisser faire je vais me battre je suis disponible à donner tout y compris ma vie sur le faux pour rien au monde may bàyyi histoire bi muy dem ça fait tellement mal que c'est indigérant comme si c'était pas assez xoolal xale yi ñu ngi leen jàpp di leen gëmloo ne seen papa mooy rey seen yaay war ngeen koo nangu ñu ngi leen di gëmloo ne leen seen papa la lu mu métti métti bu reyee seen yaay da ngeen a war a topp ci ginnaawam nangu tout ça une très mauvaise éducation boo xam ne ça mais c'est une source d'insécurité pour toute une génération et les générations à venir yoo xamante ni ça prend une punition sévère pour que ça s'arrête là c'est anormal c'est inacceptable de considérer que c'est ma femme j'ai le droit de le tuer il y a rien qui doit arriver quelque chose va arriver et ça prend une lutte pour le faire comme si c'était pas assez man sama borom kër seeni doomu ndey la ñoom ñaar ñoo bokk seen ñaar yaay ñoo bokk ndey ak baay il s'est fait le plaisir hier ne ma mën naa dem tuubal leen ñu jéem a juboo moo gën histoire bi j'ai passé toute la nuit di jooy mënuma comprendre man ma ñàkk sama sœur ñi ko rey ëlbati ko ñëw toog di ma seetaan di ma fontoo boole ci nee na ñoo ko rey ils ont le droit de le faire samay mbokk ëlbati ko arrière ne ku ci wax dee bu kenn wax man may wax ñu ne ma man naa dem tuubal leen ndax ñu mën a juboo comment on peut tuer un être humain puis s'en sortir comme ça ma sœur c'est quand même un être humain elle a le droit à la vie comme n'importe qui comme n'importe quel être humain premièrement dès qu'on parle d'un meurtre je pense que amul benn doomu aadama boo xam ne war nga koo minimiser ñàkk sa bopp dafa métti ñu tojal ko boppam tegal la ko nii nga toog jàkkaarloo ak moom ka ko rey ëlbati ko jàkkaarloo ak yow naa la bul wax nañ ko gas suul mu yem fii ça je ne suis pas d'accord donc man mënuma supporter loolu mënuma ko digérer parce que sama sœur avant tout puis ça fait extrêmement mal c'est pas seulement une sœur mais une deuxième maman boo xamante ni retiré nañ ma ko fii tey su fi nekkoon tey peut-être peut-être décès sama yaay bi métti na mais ça ne sera pas autant parce que j'aurais au moins minimalement un confident ce qui n'est plus le cas à 29 ans je me suis rendue toute seule plus rien pas de papa pas de maman pas d'amis ni rien parce que sur un ami on ne peut rien faire quoi qu'on puisse dire yéeg
n'existe pas un être humain sur terre qui pourrait prendre la même place qu'une maman ou une sœur. Donc c'est inacceptable, ça fait mal. Je ne peux pas digérer ça, il faut que justice soit faite. J'ai besoin minimalement d'une justice pour ma sœur pour pouvoir au moins digérer 10% de ce chagrin qui est à vie. Avant de quitter, je vais vous demander une large diffusion, s'il vous plaît, cette vidéo, partagez le maximum possible. Cette histoire, c'est pas une histoire de famille, c'est pas une histoire de quoi qu'il en soit. C'est une sorte d'intimidation. Ça ne fait qu'aller vers le même résultat. Je peux finir par subir le même sort que ma soeur, ce que je ne ferai jamais sur terre. Je vais refuser jusqu'à ma dernière minute, jusqu'à ma dernière respiration. Je suis disponible à donner tout ce qu'il faut pour mener ce combat. Sama bakkan sax kuma ko laaj dinaa ko joxe waaye li may bañ dama koy bañ. Justice laay laaj, autorité yi laay laaj ñu xool vidéo bi xool li ci biir. Ça prend une punition pour que ça arrête. Et ce n'est seulement pas une solution pour la famille, mais c'est une solution pour tout le peuple sénégalais. Et maa ngi demander encore une fois le maximum de partage pour cette vidéo. C'était tout. moom ñu ngi koy jaajëfal di ko féliciter encore une fois moom mi nga xam ni moom moo di Thiab wax dëgg yàlla vidéo bi doy na waar wax nañ ko moom démb dugg na en direct ci émission bi laaj nañ ko ay laaj nag mu dikkaat ci fee yi waaye itam tey dañuy jéem a jokkoo ak koo xam ni daanaka association la nekk muy corps de justice ñoom nag wàllu ko yoon ñi nga xam ni dañoo nekk ci cas yi nga xam ni daanaka yoon dañu ne dafa xaw a salfaañe seen i dossier ñoom la ñuy jël utal leen avocat sangaat dossier bi ngir dugal ko tribunal ñu defaat appel ñoom nag daañu xool léegi ci ak ñoom ak Jean-Pierre bu corps de justice ndax itam dossier bi wéy na am déet ñi ngi ci jokkoo bi nag di jéem a xool nu ñuy def ba jokkoo ak moom Jean-Pierre bu corps de justice bu yembanee rek incha allah daañu leen ko dégtal léegi ci plateau di nuyu nit ñi seetaan message yi bari na tuuti chéri lamp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ak waa kër Baye du daan ñoom Anta Samb ñoom it ñu ngi leen di nuyu mu mel ni laata ñuy am Jean-Pierre ci biir émission bi mun nañu tamit sóobuwaat waxaat ci mbir bi parce que tamit wax nañ ko ministre de l'intérieur bu demee bay dugal loxoom ci mbir fee la boo xam ne bu grave la tey damay bëgg it yenn saay bu mbir amee comme nu ñuy wax ne daanaka yenn saay xel nanguwul kaay ma rey la nga dem tanaan say doom bu leen jooy même boo leen déggee yuuxu bu leen yëngu mais dama leen di xamal ne degré de soumission egg na foofu tey ci jamono donte dañoo nekk jamono boo xam ni dañu ne 21e siècle la nit ñi mentalité yi révolu na nit yi xam nañu peut-être ne góor lu mu mën jigéen mën na ko waaye am na bërëb yoo xam ne boo fa demee ba tey am na façon bu ñuy traité jigéen te jigéen day nangu lépp lu ñu ko teg. jërëjëf Mantoulaye yàggul dara ci biir réew mi rek am na dëkk yoo xam ne ba tey jigéen ñaa ngay nelaw jigéen ñaa ngay watu pour lan ñoo ngi watu parce que mooy seen aada pour dëggal li nga wax façon nit yi nga xam ne lu ne la ñuy def ci aada bënn noppi yi merci soriwul dara ci Sénégal boo demee fii ci Sénégal rek ci yenn dëkk yi da nga naan est-ce que Sénégal laa nekk parce que mooy seen culture damay bañ a wax kenn nañuy mel ak nañuy kii mais mooy seen culture gis nga li xew am na jigéen ñoo xam ni ku leen wax kaay ñu xuloo li ñuy njëkk a def mooy dañ lay porter plainte parce que dañuy wax dañ leen a menacé parce que foofu la seen degré xam-xam toll mais fii nga xam ne tey jii nii xeex bi daa jiitu kaay ma rey la dóor yi daa jiitu kaay ma rey la histoire bi daa jiitu kaay ma rey la ndax da nga ciy jàngat ñaar mantu mooy boo leen déggee dara yéen samay doom bu leen jug te bu leen yuuxu mooy xale yi daan nañu yuuxu kon xale yi daan nañu yuuxu bu leen jug mooy xale yi daan nañu bu histoire masaanaam xale yi dañ daan seetaan si te kaay ma rey boo kaay ma rey la est-ce que du répétition yu yàgg ci xuloo bi. parce que dooguma la rey nit xuloo naa nit dooguma la mais nee na ko boo duggatee sama néeg guddi ma rey la. ma rey la te moom wax na loolu ab cousinam. merci. léegi kaay ma rey la moom. fii ci mbedd mi rek ci Ndakaaru moom nit wax na ko nit ba tàyyi. tey laa lay rey. comprendre nga kon yàgg nañoo wax menacer nit ni ko kaay ma rey la. te ginnaaw daan na ko duma daan na ko wax kaay ma rey la tey bu ne ko kaay ma rey la waat day jàpp ni histoire Adja Absa histoire bi daan am mooy am waaye moom mi dee sax bu dee dañ koo rey jàppul ni woon ni buñ ko woowee dañ naan ko kaay dañ koy rey bett na ko mais li ci gën a garaaw
Pa Ousmane mooy ndax nit daal dina rey jabaram baa mu rey kenn ci membre famille baa mu rey kenn ci ay dëkkandoom ëllëg doomam romb la nga xam ni kii yaa rey ndeyam damaa jàpp ni tëjub kaso bi gën a rëy bokkul ak bi ñu lay jàpp àtte la tëj la ci prison est-ce que tëj bi gën a rëy ci nit ku nite mooy nga dem sax ba dañu tëj la 20 ans nañ la tëj 15 ans mais après nga ñibbisiwaat ci koñ bi xam ni kii di dox de ndeyam yow yaa tax mu ñàkk ndey ak ni day neexee yàlla miy jël ndey sax da ngay jekko sàgg ay xale di estati di naqarlu li seen ndey dem te yàllaa rey de ci feebar wala ci accident wala ci nàngam asumaat koo xam ni moom xale yi seeni nopp dinañu mës a yëg ni seen baay moom la ñu accusé woon bu dee accusation la xale yi mag lañ am na ku makki am na 20 ans merci fàttali ni ku makki am na 20 ans ñu xale kon ëllëg baay ba doom ji da koo jàpp histoire ak moom jàpp tànk bi jële ko ci véranda bi di ko diri ba ci garab gi baayam ni ko yemal fii laa yemale woon sama baay ëllëg ci histoire kër mbir mi bor la rek waaw ëllëg ci histoire kër est-ce que xol du jug rek maanaam baay bi accéléré daal di yuuxu doom ji rek riir di wut si mu ni su ma ko dóorul daf may rey parce que rey na sama yaay mu dóor ko mu yam ci suuf c'est-à-dire que liñ ci mën a jàngat ëllëg maanaam tey weesu na mais liñ ci mën a jàngat ëllëg mooy vengeance mooy xeex moom mooy ñaareel bi mooy rey nañu kuy dund koo xam ni démb bi muy wax ak ñun wallaay dafa arrêté jàngam wallaay ñëw wax ak ñun 15 minutes delluwaat ci jàngam nga jàpp ni noonu bi muy def vidéo bi tamit am na lu mu bàyyi def vidéo bi bi muy wax na ni am na ñoo xam ni buñ ma dee woo dinaa am fu may taxaw pour mën a am réseau wax ak ñoom nga xool ni kon temps bi muy def ci xeexal aji ki dem mooy li daw yaram mantulaay mooy sama deuxième yaay la ñu rey waaw parce que sama deuxième yaay la ñu rey sama mag la dëgg la billaay mu fekk ne mi ngi ci ligne bi moom Jean Pierre bu Cour de justice ñu ngi lay nuyu Jean Pierre maa ngi lay fay Mantoulaye maa ngi nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu Sénégalais yi ñuy seetaan à travers la Sen TV waaw dañuy daal di dugg ci vif dossier bi ndax itam jamono ji laaj bi gën a samp bu mooy fan la dossier bi tollu tribunal am ngeen appel wala amagu leen appel ak boo leen ko amee date bi kañ la waaye itam ban tribunal moo koy jugé incha allah. ok donc déjà pour def benn retour pour gars yi mën a gën a mën a comprendre nit ki dafa dañ ko jox une décision dañoo notifié non-lieu mooy lan mooy dañoo abandonné woon charge yi. yu suuf Sénégal mooy tribunal grande instance bu Kaolack moo abandonné woon charge yi instant yi nii bu mu ko abandonné normalement avocat bi dafa waroon jot notification pour def appel. loolu nga waroon jotoon notification def appel. mais jotu ko jotul notification bi wane ni libéré nañ leen donc le temps bi nga xamante ne temps wala lañ ko impartiroon. c'est à compter de jour bu mu jot notification bi heure bi may wax ak yow nii maître Assane Dioma Ndiaye mu ngi Kaolack tribunal grande instance. instant yi nii pour rentrer en possession de la décision de non-lieu officielle pour à partir d'aujourd'hui déclencher la procédure parce que tant que jotul notification officielle bi moom au jeu de la loi mënul woon def leneen maintenant nag comme je dis ndax dinañ ko def appel ndax ce sera une révision par rapport ak li nga xamante ne élément nouveau yu ñu am dinañ ci def suñu kéemtulaay kàttan heure yu ñu waxee yow ñuy Kaolack demain on va communiquer là-dessus li wóor ba wóor mooy am na ay autorités yi nga xamante ne depuis te di la remercier si loolu depuis émission bi démb ak liggéey bu ñu ci def yëpp ñu bëri ñu ngi woote ku ci nekk di jéem a impliqué wu je pense que le plus important en ce moment c'est que procureur bi nga xam ne moom mooy mettre des poursuites moom la ñuy jox éléments yi moom lañ nekk di jox éléments instant yi je pense que moom mu mën a apprécier pour une réouverture du dossier c'est bon pour le Sénégal c'est bon pour ñi koy seetaan c'est bon pour famille bi ak sœur bi nga xamante ne boobu ba léegi mu ngi ciy xeex kenn dimbali ko ci donc incha allah suñu ci jugee tey Maître Assane ci boppam xam naa ne dina def un communiqué par rapport ak loolu parce que tey lay door a jot notification bi bien vrai que yëgoon na ko mais yëg tribunal du yëg rek lépp kayit la donc tey lay jot notification suñu jotee notification immédiatement on rentre en action sur le côté juridique. donc Jean-Pierre mun nañu wax ni depuis communication bi tàmbali affaire yi mi ngi bouger mi ngi yëngu. mu ngi bougé bu baax a baax mu ngi bougé bu baax parce que autorités yi bëri ñu ngi démb déjà jot naa yi peut-être bëgguma tudd tur mais ñi nga xam ne au niveau du tribunal de grande instance de Kaolack ñu ngi intervenir ci dossier bi et ñu ngi jéem a aussi def de telle sorte accélérer bu ñu am une réouverture maintenant nag le procureur mooy mettre des poursuites
yaakaar naa ni Sénégalais yi la fi nekkal yaakaar naa ni justice la fi nekkal donc c'est à lui d'apprécier te am naa yaakaar ni dina apprécier par rapport à ça ba ñu am une réouverture parce que il faut que procès am xamuñu ku def xamuñu ndax moo def xamuñu def na am na ay éléments yi nga xam ne moom moo koy topp on présume qu'il est innocent ba keroog ñuy def jugement bi mais au moins un crime mënul am sans coupable mënut a nekk parce que mënoo écarter thèse suicide ne suicide amul yaakaar naa ni du yàlla suñu borom mooy wàcc jël ab affaire dóor ko ci bopp. Voilà, donc je pense que crime su amee rek coupable war na am donc il faut que coupable am ak ku mu mënti doon mais il faut qu'il y ait un nom par rapport à ce dossier mënuñu bàyyi dossier mu jeex te Sénégal dafa am tam lu ñu tàmm mooy dara day xew ñu coow ko une semaine après mu jeex c'est trop facile parce que loolu tey bokk na ci li yokk taux de criminalité au niveau du Sénégal je pense que il faut ñuy tàmm di topp dossiers yi ba nga xam ne que justice soit faite mais nit avec un crime aussi odieux ñu dem décerner un non-lieu comme ça pour man c'est trop facile et je pense que ci loolu lañ nekk di liggéey léegi nii rek la reproché ak Maître Assane je pense que d'ici demain on aura beaucoup plus d'informations concernant cela. Inch'Allah kon ñu ngi lay jaajëfal Jean-Pierre. ok maa ngi lay fàttali ni yaa ngi bokk ci association bi ñuy dubbee Cœur de Justice ñoom it depuis boobu ñu yégee problème bi ñoo jël mbir mi en main ñoom ñoo ko jàll engagé wu ko toppal ko dossier ba utal ko avocat Maître Assane Dioma Ndiaye di toppi dossier ci li nga xam ne moom moo di tribunal ba nekk ca Kaolack kon ñoom it dara ump leen ci dossier bi ci wàllug juridique bi ndax itam ñoom ñoo xam lépp fi mu toll jamono ji li mu wax leer na Maître Assane Dioma Ndiaye tey xëy na dem Kaolack ba nga ci tribunal ba day jël papier bi nga xam ni mooy wane ni non-lieu dafa amoon non-lieu mooy toppeetuñ la dara maanaam setaloon nañu waaji ba mu set fàttali du waaji rek lañ jàpp mais ak frère am parce que ci biir enquête bi dafa dëggal ni ñoom ñoo defoon crime bi ay présumé nag meurtrier lañu waxuñu ne dañoo def mais ay présumé lañu ba keroog yoon di wax ne ñoom ñoo def donc tey jii nii mën nañ wax ni avancé am na ci parce que Jean-Pierre it am na ay autorités yu ko woo ni ñuy woowee DIP aussi di xool dossier bi yaakaar naa ni bëgguñu tudd tur tey ñu ni duñu tudd ay tur liñ mën a wax daal mooy li nga xam ne jaar na suñu loxo mooy Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'Intérieur intéressé wu ci dossier bi yeneen ministres yi nga xam ne ñoo woo directement nag Cœur de Justice peut-être ñooñu bëgg nañ ñu liggéey directement ak ñoom duñ ci wax mais daal lépp loo xam ne justice la aajo ak yoon ci réew mi ñi ngi ci biir bi le dossier pour ñu dalal ci xelu sénégalais ndax ñu bari démb interpellé nañu ak jooy yi Pa Ousmane am na solo ndaw si ndeysaan ñu ko seetaanee ay jooy rek xel ci jooy rek lay nekk ndeysaan maa ngi ko njëkk a seetaan démb ci fajar maanaam lii mbaa duma ko yónnee mantulaay far ngoon gi ngeen teg ko far wallaay ci fajar démb ci fajar laa ko seetaan ci net bi muy lu yéeme ma tàmbalee ci reen bi wala date bi mooy couple yi rayante dafa bëri rek bëri na ci couple yi sax da cee bëri juum gi mooy jigéen kenn du ko maye te paay rek ñooy toog ci jàkk ji naan diw ñu ngi koy may diw jigéen kenn du ko maye jigéen kenn du ko maye buñ la maye liñ la may yaa moom di may ma 100 francs ba ma wàcc danga koy jaay mu jeex dama koy maye bu ma wàccee fii la koy maye wala mag moo neexee sax da ko romb ko jigéen dañ koy denculu diw mooy denc diw Ndiaga Fall mooy denc diw dénkaane maanaam mooy denc waaw maa daa ñëw ci dénkaane bi Ndiaga Fall mooy denc diw waaye ñu koy jox mu dañ ci waa dénk kii denc nag kan la sa xaalis bii yor say million wala say milliards xam nga def na sax milliardaire léegi da mantulaay boo yore say milliards jox ko ca banque bële yenn saa nga dem ca banque ba xool ñaataa ci des wala lu boo ko mayoon doo fa demaat du ko xool léegi ki nga ko dénk ki la ko dencal ko kan la xam-xam moo ko fa teg buggaa ñi mu teg fii ñu gérer gestion borom xam-xam na ci wàllum gestion mais nag jël jigéen tey dénk ko denc wax mu denc koo xam ne matul koo xam ne nanga mag nanga warta sax denc ñaar dërëm bay denc jigéen ak ni mu toll ñu ñëw ci dénkaane dénk ki nga wóolu dañu laa jox nga dencul mais dénkaane dénk ki nga wóolu gis nga boo mayee kala neex Sëñ Tuubaa dañu daan wax naan mayee kala neex dénk ki nga wóolu jaay ki am njëg Cheikh Ibrahima Fall mooy jënd maam Cheikh Anta Mbacke lañ may dërëm a ngërëm waaye Cheikh borom Daaru Muxti lañ dénk moom la Bamba wóolu woon dénk ko moo tax Bamba demee ci tukkeem bi mu ngi ko dénkoon sëñ Modou Moustapha ak sëñ Baar ak sëñ Fallou feebar bu tar arrivé woon na leen mu neen sama doom yi bu xale yi naree faatu yàlla buñ faatu samay doom faatu man Cheikh Awa Balla ak Mour Awa Balla balaa sëñ Bamba di ñëw mën ko ay néew ak nii wala ay bàmmeel ak nii kii moo wóor kon dénkaan ngay dénk ku wóor maa léegi nag dañuy maxee moo tax ñu nañ bàyyi maxee nañ dénk diw wala diwee denc diw loolu la ñu war a wax léegi ci misaal dafa mel ni moom ndaw si fekkewul acte bi mu am ray bi ndaw si nekk déedéet moom mi ngi woon Canada mi ngi woon Canada su nga de kon mi ngi ko fekkewu ko te démb dégg naa ñu ne li jag wax sànq da cee doy maanaam nañ dem maray la nañ da mën naa mi yëpp ci waxin la mais far nag faatu ñëw làmmiñ sax balaa la wala làmmiñ xalima la su nga de
23 mars mu ne ci guddi ga jàpp 24 lañ xëy ñu woote nga boo déglu leen ci lu ndaw si wax d'accord ñaari wax mënoon naa am ndaw si mënoon naa wax ñi la wax wala ñi kenn déggu leen ndaw si lañ mën a dégg ci li mu wax ñu woote na leen seen jigéen bi ngeen ñu mayoon faatu na 5 minutes ñu woote waat bu góor ñu ñëw na jigéen ñi ñëw ñun mën nañoo àggale li ci des ñoom duñ tàmbali bay yeggale li ci des nañu yeggale li ci des ak lu ñuy nëbb ak li ñuy nëbb aussi jar na laaj bu góor du ñëw nes tuut ñu ñëw daal di waxtaan xool balance ba ñu def ca benn poids jigéen nga mu fàq ñu xam ne lii mënta nekk sëre lii mënta nekk ñu daal dem ci yoon ñu xool xam ne li ñu wax ak li nekk li ñu wax ak li ñu foog bokkul gis nga de kon léegi yoon daal di taxaw mais damay xalaat ni est-ce que bañ duggee ca yoon bañ duggee ca ba yóbbu leen Kaolack maa affaire bi xam naa département bu gën gi neew la ndax bu dara xewee ci benn département ca brigade bi lañ leen indi bu ñu leen yóbbee Kaolack est-ce que teguñu leen tegaat leen ñe leen yóbbu ci yoon ñëwuñu boobaa tamit li am mooy am nit bokk layoo ñaari nit la ndax ndaw si mi ngi bitim réew newu fi ñee nekk ca dëkk ba gëmloo nañ leen na leen ku ci wax faatu mais amoon na avocat waaw te avocat amoon nañu avocat mu ngi topp affaire bi waaw mais notifié wuñ ko benn yoon ne noonu lii am na kon ñoom seen biir kon am na mooy dëkk ba rek ku ca wax faatu juboo nañ seen biir ne ku ci wax faatu gis nga de juboo nañ seen ku ci wax faatu dem nañ ba ci ak ñu ne ndaw si jëkkëram la bu ko neexee jëkkëram la maa ku rey sa jabar daal dara war la cee fekk daal fàttali ni ndaw si aussi ay propre famille ay frère ak ay sœuram waxatuñu ci dossier bi waxatuñu ci gis nga de ndax ñoom it dañoo ragal li leen waa ji boo xoolee ki nekk bitim réew rek moo ci topp ñu toll nii moom rek moo ciy wax moo tax kon te moo ci gën nekk xale libéré gi ñu leen libéré kon ci tribunal ko wala ci biir yoon kon boo xoolee mën day xaw a nekk yoon ndax kii wax newu fi ñi fi nekk ñoom daanaka jubóo nañu seen biir ndax témoin yi bañ nañu témoigner duñ te gis nga de mooy réalité yi am ci dëkk yi rek dëkk yi gis nga yaa ngi koy wax nga tës nga jot ci àll bi ñooy gën a kon gën a lëj tës yi ngay jot ci biir Ndakaaru wallaay Dakar dafa am ay yi ñu leen di gëmloo ay yëfi dof barki dem moo njaay kay at ya weesu kay nee nañ buur sàngam boo rendee sa jabar kay sangoo deret da nga doon buur jabar ja nangu ko Yaasin boobu nangu ko su jabaram këram rendi ko sangoo deret ji te boobu mi ngi yor ab liir di nampal xoolal ma yëfi jikko yu ñaaw yi xoolal ma yëfi dof yi ñàkki xel yi nii yu yëpp mi ngi am ci réew mi ay aada yoo xam ne nii sonal jigéen ñi médital leen ñoom ñëpp ñu ànd juboo ci léegi ñu naan ndaw si léegi waroo leen topp ndax ki ngay séyal moom ndaw si ceeb mi ak ku góor ci seen ndey yee bokk nga de kon secret famille amaan na li mu wax ñoom ñoo bokk ñoomu neen ñoo bokk am na lu ci laxasu lu ñu waxul du waxee teel nag du waxee internet am na lu ci laaxsu lu ñu waxul lu ñu war a leeral nit ñi mais ndaw si moom na gën a am fulla te takku te defalul sax moom sax magam mais jigéen ñëpp lay jàppale ndax fi mu teg nii bu lépp leer rek jigéen ñi ñu war a tëjaat coono yëpp ak doom yi nga xam ne ëllëg napp nañ leen ne seen papa deful nang yëpp dana leer na am fulla mbir mi dafa metti Fatou Makhtar Ndiaye faat nañ ko mujjuwul fenn ba tey leeragul moo xoolal gone gi ñu faat Thiès moom Binta Camara lañ faatandoo bu Thiès bi feeñagul ba tey daw sax xamu ñu ne xam ab pël ku dëkk Guinée xam fan daaw na dem yu bëri xale bu jigéen bu ñu fekk fii ci jamono jooju bi ñu faatee xale ba Binta Camara mu am 2 jours faat nañ benn xale bu jigéen bi bu sant Diouf wakaam gi bàyyi ko ci marché ba ñaari xale yu góor après famille sax contacté nañ ma et tout léegi ñaari xale yu ndaw yi ñu leen di Touba te ba tey feeñagul te jour yu màgg yoo xam jour Masalik ba mbantem Fatou Makhtar Ndiaye jour màgg démb faat nañ démb faat nañ ci corniche bi fii li ma ci metti mooy bu Binta Camara d'accord ñëpp metti nañ yëpp te gaaw naa feeñ mais on tey marché def nañ ci liggéey bu yaatu damaa ragal kon est-ce que ku sa papa bokkul ci biir nguur gi wala ku sa papa amul loxo bu gudd wala ku sa papa amul borom yax bu duñu accéléré yax bu dëj est-ce que kon duñ ci lañ do accéléré mbiri kon mbir mi daal mbirum am ndey ak amul ndey da ciy bokk dama naan mantu ñàkk yamalee tax doomu golo du jooy nañ yemale mbiri ndax xam na mbir mi wax dëgg yàlla ñun ñëpp ay doomi réew mi lañ ñun ñëpp ay doomu ku nekk am nga yaay am nga papa na lépp di leer ndax bu leeru rek ëllëg lëndëm gi day juraat leneen ay raye lay juraat ba ëllëg wax dëgg yàlla coono day indi coono ci biir société bi ci biir réew mi wax ni mën ngeen réagir ci téléphone yi nga xam ne affiché nañ ko 88 628 89 90 88 628 88 88 33 841 20 69 yooyu yëpp mën ngeen ci daal di réagir ngir daal di dugg en direct wax seenu xalaat ci waxtaanu ko tey gii ni Adja Absa. Mantoulaye tey képp kuy jigéen wala ngay góor parce que nekkuñu fi di def procès góor ñi. mais tey képp kuy nit soxol jeex na. waaw man nag cas bi am jaaxal na ma ndax kaay ma rey la dafa metti nga nangu ko waaye gis nga Pa Ousmane. Yacine Boubou c'est révolu. parce que loolu de yàgg la woon nit ñu doon nangu lu nekk nag. nee naa am na ferñeent yi de. bu ko defee ñu bëgg lu yomb. dañ naan am na ferñeent yoo xam ne moom ci jigéen ñi ba léegi. mi ngi ci. waaye defoon daa baaxul sax. mais góor ñi bëgg lu yomb xam nga lu ñuy wax. yow dangaa war a mel ni Maam Jaara dangaa war a mel ni diw dangaa war a mel ni diw dañu fàtte ni ñooñu. seeni jëkkër daawuñu leen buggal.
daawuñu mbëggal benn jigéen dañ leen daan jàppale ba ñu am doom yu baax jigéen nag ndëgër laayam mooy góor ndax tey boo seetee sa ñaari doom nga xool ku mag ki jigéen la ku ndaw ki mën naa dóor ku jigéen ki ndax doole góor doole jigéen te kenn du ci mën dara man kaa bi dafa tàng sama xol ndax soo ñàkkee nit yàlla yóbbu ko ci naturellement rek àppam jot mu dem dafa métti ñàkk nit rek dafa métti moo tax biñ koy teg léegi sama xol dafa sori ba fii may wax ak yow ndax ñàkk ñu ma jege kaa bi dama bëgg képp koo xamante ni autorité nga man damay ñaan man bii damay ñaan rey bi bari na compter leen ñaata nit la ñu rey ci 8 mois yii ñaata jigéen la ñu rey te ay góor moo leen di rey te du mujj fenn 14 femmes début d'année ak tey bu mujjee fenn tamit ci ñaari weer yi ñeenti jigéen merci beaucoup bërki dem bu dégg ngeen benn ñu koy wax ci fii nii Malika su leeree tamit wala bu leen yoon tegee loxo tamit population bi yéguñu suivi de cas amul léegi damay ñaan kii ñàkk bakkanam damay ñaan autorité yi bakkan bii dem mu bàyyi fi fukki doom kooku boo defee calcul bi da nga naan ñaari at yu nekk la am doom par ñaari at kon amul benn temps pour vie am liggéeyul talu la sax teg table jaay parce que mi ngi ca ëmb ma nga ca nàmpal ma nga ca 20 ans de mariage ci 20 waaw ci nga am ci 10 doom nañu ñaan yàlla ñaanaale suñu autorités yi dañ leen di ñaan parce que ñoom ñoo ñu jiite ñoom ñoo toog fa ñuy dogale yore kàddu ndogal que deewu ndaw sii bu mu niil ñu ñaan yàlla dee bii mu nekk exemple ba nga xamante ni képp koo xamante ni rey nga doomu aadama suñ la mënul teg ci place publique rey la nañ la tëj te tëj bi ñu lay tëj à vie lay doon te buñ la tëjee à vie ngir yàlla ak jëmmi Rasulullaay dañ koo ñaanati ko na nekk suivi de cas ñu xamal ko nit ñi Sénégal ñëpp xam ni lii faj nañ ko ba dootul amati dee bii faj yi nga xamante ni moo fi amoon xam nga kii li ko dal metti na toog fi naan ko li la dal metti na dee dafa metti bees le moo fi am dee yëpp moo metti rawatina ku ñu rey nga bàyyi njaboot gu sew ñu ñàkk mais nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi nag toujours ñu toog nag ci télé bi ak ci rajo yi fu nekk waxukaay grand place fu ne ña ngi fay toog di ñaan yàlla ngir yàlla jël leen kaa bi xamuñu moo rey xamuñu reyul yàlla moo xam yàlla na yàlla leeral amiin parce que ñoom loolu mooy seen métier jàng def enquête mën a xool nit ki ci bët xam li mu def ak li mu deful te kat police Sénégal bii dañ leen di delloo njukkal de parce que ay jàmbaar lañu te lu lëndëm ñu leeral ko kon bii ngir yàlla ak yonent bi dañu bëgg ñu leeral ko ba mu leer nañ ñu teg ko ci table bi sénégalais yi xam ko bu dee dëgg la ñu faj ko faj boo xamante ni jigéen ñëpp dinañu nooyiwaat ndax jigéen ñëpp a tiit jigéen ñëpp a tiit amatuñu doole jaaxle nañu bu jigéen di dóor jigéen nit bariwul soo koy compter benn la ci téeméeri bariwul jigéen ñaa ngi bëgg a dee suñ la reyul ñu ngi lay dóor ñu ngi nangu sa alal ñu ngi lay néewal doole te du mujj fenn kii wax tey jii parce que dafa jàng xelam dépassé na peut-être yeneeni xel su fekkoon mi ngi sa biir Sénégal gi nekk ci dëkk ba am même éducation bi tey day ànd ak ñëpp rek ñu nëbb ko nës-nësal ko ñaata dee la ñu nës-nësal te yëguñu ko ñaata dee kenn xamu ko benn bii moo feeñ kon ngir yàlla benn bii feeñ nañ ko def nag muy fulla ak fayda ñu jàppale ci jigéen ñi mantu nëppal gi Pa Ousmane gis na ni moo jur lii lépp waaw nëppal gi moo jur lii lépp Sénégal macha allah maa ngi koy wax naan sànq dafa mel nag maa xamante dégg maam Yacine Buub bi bëgguñ sax di ko nett ndax du histoire bu baax lu rafet mais dañ ne biir village yi ak biir réew mi culture yi dañ leen màggaloo leen du ci ñoom seen xel di lii moom moo fii dox ba dañ koy gëm mais loolu du yoon waruñ sax di ko mais ndaw si ni bu nekkoon tey fii ci dëkk bi village bi mais day ànd ak ñoom mais lim nekk bitim réew ba pare nekk intellectuel macha allah borom xel mu baax mu bëgg a dimbale jigéen ñëpp moo waral lii nës-nësal bi du yoon nañ koy bàyyi xam nga lu ñoo def ku faat xoola bu tubaab yi daanaka nës-nësal am na ci xaw cee am ndax mbokkam moo ko tëj woo yoon te bu nga bawoon mu génn dañ koy tàppal moom du rëcc mais mbokkam moo ko tëj ba pare woo yoon xam ne kon li mu def kii erreur la léegi kon nañu jàpp nañu bàyyi yooyu nës-nësal googu ñuy jàppalante seen biir ba ëllëg day jur yoo xam ne nii wax dëgg yàlla day ëpp loxo yow war na defe ku rey daal bu nekkee sa jabar nga rey ñu boole ak sa jabar suul léegi rey gi jeex moom ku rey sa jabar ñu boole ak sa jabar suul ku rey sa jëkkër ñu boole ak sa jëkkër suul nekkee keneen nga rey nag yoru ñu leen boole di suul ñu teg leen ci yoon ba pare rey teg ci rey te gis nga ñi ngay wax leen ci Sénégal naan ay nañ fi indi loi rey ku rey nañ la rey dem oustaz ñu joxe exemple ne yenn saa yi kenn day faat dara wala def dara ñu woo sëñ ba ne ko mu génn mais gis nga bis bu ñu fi indee rey tamit ku rey ñu rey la
ba diw ray fi ñu ne doomu sëñ bi la wala ku jege sëñ bi la ba rayuñ ko musiba bu métti dana wàcc suñu kaw. waaw boobu wàccaat. nga de te loolu Sénégal xam ne lu fay am dañ koy lijjanti moom diw doomu diw la diw jege diw nangam dañ koy bàyyi yooyu amu fi lépp lu lislaam teg surtout ci wàllum ray yi nañ ko indi lislaam daal di teg ndox dëgg yàlla bu ëllëgee yii dafay manqué ndax bu dee ku ray ñu ray la ku dagg loxo jàmbur ñu dagg sa loxo ku jam nit ku ñu jam la bu yàggee wax dëgg yàlla nit ki moom li ngeen attan sa bopp rek bu yàggee danañ ci kii bu baax ba nit ki loo war a def xam na ëllëg dana ñëw ci ceew dañ ci sóoraale waaye bàyyi ñuy oyofal affaire daal nësal bi daal moo war a lii lépp moo war a lii lépp ci famille bi ñoo bokk benn famille te ndaw si tamit maa ngi koy ñaan dara du ko ci fekk du faatu du feebar dara du ko ci fekk ndax mi ngi dox ci yoonu bu baax moom mi nekk bitim réew waaye tamit nay foog saa bu ñëwaatee ci réew mi day foog de maa ngi koy déglu sa benn tës ndaw su yóbbu woon jëkkër ji bitim fee ca kaso ba pare ñëwaat toog di sëy waaw moom mi li mu def nii yóbbu na ko ci réseaux sociaux yi yóbbu nga internet seen TV fu nu yóbbu na ko fa na foog ndax ñu doon ñoom tamit lu ne la leen di doo ngeen bañ a dellu ci kaso ba loolu la leen jaral ëllëg bu ñëwaatee te tamit mi ngi sëy ak doomu nday waa ji sëy de kon nag xool bu baax ëllëg ndax nit doom ku nekk yaay xool ni nga war a defaree xaw ma sa tojoo sa bopp ña xam ndax intellectuel la xam na fi mu war a jaar ba ëllëg daal yu bëri ko ci fekk. lii it bu ñu gisee effort yi mu def Ndiaga sonn ba bëgg a dee pour justice am day wane ni réewum Sénégal tamit justice bi mën nañ ko méngale benn couteau à double tranchant maanaam am ñoo xam ne bu leen mbir dalee justice bi def liggéey ba mu mat sëkk mais am ñoo xam ne dafa mel ni justice day xaw a seetaan croiser les bras ñuy dérouler. dafa am dossier yu gaaw bu amee ci réew mi mu fekk muy boroomi tur baa doomi boroomi tur. baa ku yor nombee tànk dañuy gis ni. gars yi dañ ci wane seeni xarañ lool bu jaree ñu kar ko ba frontière u Guinée ñu ni jàppee nañ ko fa ngóora bëgg ngóora damay wax ni police ak gendarmerie fii ci réew mi di Sénégal bala ngaa xam seen njàmbaarte nga génn ci bitum réew ñaare bi boo leen jegee nga xam ne ay liggéeykat lañu buñ leen bloquéwul buñ leen bloquéwul bloqué am na ci yenn saa yi non buñ leen bloquéwul gis nga tribunal nay dimbali police ak gendarmerie parfois police ak gendarmerie dañuy def liggéey bu mucc ayib ci terrain bi police scientifique yi wàcc experts yi wàcc enquête bi duré parfois ñu tiirante ay balu fital la cay mujj kenn lu ma xam la cay mujj mooy dañuy jàpp waa ji ba yóbbu waa ji am fa ñetti fan génn li muy njëkk a def mooy delluwaat ca police ba delluwaat ca gendarmerie ba ni dafay fàtte montre am dinañ ko kële fàttewul montre de da leen ni wan ni leen ni génn naa dama am ginnaaw da leen ni wan ni leen génn naa tey lu yàggul dara police ma jaaraak ñoom Njaay bi ñu leen fi jàppee ñu daan liggéey boo xam ni fu ñu mas a jaar ay paysman la ñu woon fu ñu mas a jaar agresseurs yi daw liggéey bu mucc ayib xam nga fu ñu leen mujjee tuumaal leen ndax dëggal wala dëgg tribunal de tëj na leen dafa mujj tëj police ya parfois police wala gendarmerie dañuy liggéey boo xam ni jël sonn ci jël dossier bi yéegal ko bu ñu demee tribunal souvent traîner dossier boobu su ma delloo ci ndaw si ci enquête bi gendarmerie def xoolal bi ñu leen woowee la ñu njëkk a def mooy dawal am xel ci information ñoom bi ñu leen woowee mooy ndaw si dafa xaru bi ñu ñëwee dañoo peser ndaw si ba xam poids am jël lu mel ni ndaw si ci poids branche ba ñu ni fala dammee fala takkee boppam ba daanu branche ba moom ndaw sa nee nañu takk na fa boppam te daanu te branche ba dammul mooy ñoom seen xel mooy bi ñu yegsee mooy nañu jëlaat lu toll noonu def ko takk ko ci branche bi branche ba dafa damm gis nga seen xel dañoo xare mooy dàq nañu gendarmerie dàq na ni du branche bii la takkee boppam benn mooy gendarmerie bi mu ñëwee mooy fi ñu ni dafa daanu mooy fekkuñu côté boobu yëpp deret boo gisee ñu sañ see wax mooy ci rapport gendarmerie ñun ci la ñu sukkandiku police tribunal ay fee lay àttee ñun nag ci rapport la ñuy xalaatee mooy rapport bi mooy que fi mu daanoon gis ñu fa deret mais deret googu ñu ngi ko gis ci beneen anam ñaare ba mooy ci bopp ba dañ koo toj bopp ba dañ koo toj kon kay la police la gendarmerie def ci rapport
ba wane ni du lii de mooy am xaroom. du moom gendarmerie jàpp na ni du xaru la. waaw kon bu ñu demee ba ay jëmmi jamono dossier boobu ñu jox ko police tribunal jekk ba si yàgg bàyyi kooku mooy xel yépp dañuy daal di teey maadu sax mistiguñu waa tribunal. maadu ma sañ koo wax. mistiguñu sax waa tribunal. baax na. parce que dafa am dossier yoo xam ni gis nga waa tribunal nañuy encourager suñu homme de tenue yi. dañuy jaay seen bakkan yi. boobu jamono jooju tribunal ñoo ngi ci ay clim yu leen wër. ngir andil leen ay malfaiteurs. jamono jooju takk der yi ñoo ngi tiirante ay bal. jamono jooju suñu gars yi ñoo ngi ci ay clim. tëj leen mais après fan la ñuy mujjee mooy waaja day retourné waat ñëw di jël si ay verre. wala di jël si montre am na benn policier boo xam ni dañu ma waaja dañu ko bool bi ñu ma andiloo woon dama fee fàtte kuddu. kudd gi dañ ko fee bàyyi kudd buy jar 100 francs xam nga du kudd gi moo ko intéressé mooy wane ni coono yii ngeen daj ba tëjoon ma mujjul fenn maa ngi nii di doxaat boo léegi ñu taay ca te tribunal nañu def attention xam nga ban attention la ñu war a def mooy nañu moytu askan wi di fajal seeni bopp baaxul ndax gis nga koo tëjlu def sa plainte def sa lépp ba tëjlu ko la ngay njëkk a def bu génnee la muy njëkk a def day jaar sa buntu kër wane ne la génn naa di la ñaawal ci kaddu ndaw si buñ si basé woo mu dal na sax ndaw si ak waa ji mooy sama jabar laa rey kenn mënu ci dara baat boobu rek bu dee dëgg rek mooy dañ ko waroon a woowaat loolu mu wax ci loolu rek mu wax li Pa Ousmane merci li Pa Ousmane wax ni may xam naa merci dénkuñ ko li Pa Ousmane wax ni kon ndeke ku rey sa jabar maanaam nit sañ naa rey jabaram bu nit sañee rey jabaram nit sañ a rey noonam ci réew mi parce que après fu mu koy teg mooy sama noon la mais nañu def attention gars yi dañu leen di bàyyi li ñu njëkk a def mooy dem seete ji ki leen jàppoon romb kër ga wane ni génn naa te bu ñu yaakaaree fi ñu yaakaar bu ñu demee ba suñu yaakaar yàggati te daloon na ci jamono yële weesu mooy da ngay jàpp sàcc ni nañ ko yóbbu gendarmerie wala police ñu ni non bu yegg di génn gars yi dañ koy dóor ba mu dee waaw bu ñu demee nag ba toll fi ñu yaakaar yàqati mooy ku ñu soxla bu ñu amati ci naqar dañ koy fajal suñu bopp te yàlla nañu yàlla musal ci loolu. amin mu ngoog maam Sidi mi ngi may teg pression fee ci ginnaaw waxtu wi ñu jagleeloon dafa daal di yem fii sëkk xam naa ni te waxtaan wi daanaka lépp xaju fi tey ndax itam mbir mi metti na ñëpp jooyloo na ñëpp daanaka lu metti la lu muy dund moom Dip moom cab kon di ko masawu ci magam jooje nga xam ne ñàkk na ko fépp lu ci am nag ci dossier bi évolution bi daanu jokkoo ak moom jokkoo aussi ak Jean-Pierre Boucar de justice ngir wax leen nag ni Maître Assane Diomane Ndiaye mujj na jot këyit gi am déet am nañ bisu appel lu ci mënti am daal boo leen suivre waxtaane ko dossier bi moom dara du leen ci ump ndax na leen ko toppal saa su nekk ëllëg incha allah la leen di jox dig daje ci plateau bi ñu ubbiwaat beneen dossier incha allah ci waxtaane ko di leen ñaanal mbokk yi fanaanu jàmm ngeen des ak programme Sen TV ci kanam tuuti émission bu mag bi lay doon le grand rendez-vous